salaamaaleykum mbokk SBT ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp di leen joxaat seen wàccuwaay fu ngeen toll saa su ne waaw di ziaraat ñëpp di jox ñëpp seen wàcc di leen màggalaat fu ngeen toll tey ñu ñëwaat leen fii benn baraak boo ne benn baraak nag xel day dem si mbër yu bëri ndax champion yu bëri fii lañ dëkk ba tey ñu tànn si kenn seen émission seeti mbër tànn si kenn monsieur Seck ñëw seet si at waa SBT Média di wax SBT Média nag ñàkk ko abonné wóorul de abonné leen yéen mbokk internet yi abonné leen at kan at góoru jaaraa ngi nii Baye Mouhamed ragal ma loolu ànd ak sama DJ caméraman di ancien caméraman ko Alaaji Maas tey ñu seet si benn xale benn ndaanaan du ma wax mooy kan du ma wax kan la sama jine caméraman doxal ñu dem ñu seeti champion bi kan la at nan la doxal ñu dem ñu jot a jaar ñëpp nga fekk Franc Gana Dili xool ko non mbër non xoolal mbër lim yor kii nu mu tudd waaw mais mbër kii kan la kii mooy général waaw nee na xar bi général Malika non général Malika bi yooy na de Idi kii kay général kay yooy na wut naag trondo xaa trondo daa lekk bàyyi ko daa lekk di ko bàyyi mosuweeru yaayam noonu la demee nag mooy loolu tey Armé nuyu naa la fay naa la naka tey Armé dafa yaa nga waa ñu ngi nii rek sant yàlla nga fi ñu la fekk tey waa gis nga may defaral sama xarit bi lu mu añee nii muy sama genn wàll bi Zé waaw kon ñu bàyyi la nga xont ko ñëw waaw amul ragal léegi waaw Armé nuyu naa la waaw maa ngi lay fay Idi naka jàmm ji waaye sant di la ziare di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa benn baraak yëmbal Malika Kër Massar sama waa dëkk waa Mbayla Ndour waa Lougaloo di nuyu famille Alaaji Masamba Soxna yëpp di nuyu waa Bawal bi ma yaroo di nuyu sama papa sama Serigne Cheikh Kounta Ndiaye di nuyu nag fans Armé yëpp waaw képp kuy bëggee Armé rek maa ngi lay nuyu di la siyaare di la baalu àq ci Eid Mubarak bi ñu jóge muy korité di ñaan yàlla bu mu nekk suñ mu jëntalu korité waaw yàlla nañ ko fekkee ay at ci barke Seydina Mouhamed te ñëpp ànd ak wér di ñaanal suma yaay yàlla na suufu Touba sedd ci kawam ak mboolem way jur bu fa tëdd mais Armé lan moo ko dugal si làmb at Armé dafa am mbokk muy bëre wala Armé dafa am dijaay ju bëre wala Armé lan moo ko dugal si làmb waaw Armé moom amul nijaay buy bëre amul mbokk buy bëre xanaa ay rakk yu nga xam ni man lañ gis may bëre ñuy ñëw di bëre mais bëre moom yaakaar naa ni maa ko njëkk a def suma famille sama ambition la ma bëgg ko fowee ñëw ko di fowee di mbapatantu ba yàlla dogal xam nga mu doon vérifié man ma continuer di bëre arène waaw yàlla di ma ci suturaal nag ma am ci sama ndigalu waajur tamit aussi Armé fan ak fan la mbapat at ñan la fi daan ñoo xam ne tey ji làmb mi ngi leen di coow wala ñu ji bëreel mbapat ñu ngi ci làmb ji ba léegi wala ñooñu bàyyi nañ waaw Armé nag mbapat na fépp fu ñuy bëre ji rek bëre naa fa man sama mbapat sax yamul woon benn baraak bi wala yëmbal non fépp Pikine nag Géejawaay ak waaw yàlla dogal na nag man ñi ma bëreel ñëpp booy xool maa leen devancé waaw yàlla dogal na ñu bëree bëri amul kenn koo xam ne bëre naa ak yow ba pare nga devancé ma waaw loolu moom yàlla dogal na loolu. Armé ñu ma force yooyu bëy ne sa mbapat bu mujj da nga ko bëree terrain central yaakaar na woon. waaw terrain central laa mujjee bëre mbapat man ak Aliou Mané numéro 2 tam nekk Kër Massar Mbol moom mooy Boy Kaza léegi ak kooku laa fa mujjee bëreel sama dernier mbapat. loolu ko jugee nag nga wàcc si lutte avec frappe. waaw su ma juumul boobu 2011 la ci laa duggee arène nag damaa bëre rek dugg arène xaw ma 2010 la waa 2011 bi ma dugg làmb dóor. sa premier combat arène maanaam nga jóge si lutte simple ñëw si arène bi sa premier combat arène nan nga ko dundee. waaw doonoon na combat bu xaw a doy waar nag bu xaw a difficile tuuti ndax boobu mbëru mbapat laa boobu yàlla dogal na ni man dinaa bëre torop mais bàyyiwuma xel ci bëre arène quoi maîtriser gu ma ko moo tax booy xool bi ma ñëwee sax damaa mel ni kuy mbapat wàccee sama gaar dañ ma dóor tey ma xalaataat ne waaye man maa ngi ci bëre dóor de
soo ko aj sama garde affaire bu garaaw laa la wax waaye damaa dóor ba ma mel lu tourné billaahi. mu yàgg raa. waaw après si laa ñëwee deuxième bi jege ko xàcc mu kii mu dóor ma jóol ak moom jàpp ko jeexal làmb ci. te deuxième combat yàkkan la woon. waaw sama deuxième combat maag Pakale Junior boobu tamit moom boobu sax jotul kii moom. Junior ban bu Lamsaar Kër Mbaye Fall. bu Kër Mbaye Fall waaw boobu moom laa bëreel sama deuxième combat Stade Demba Diop waaw mu doon combat bu neex tamit vraiment combat bu gars yi doon xaar ndax période boobu dañoo xaw a tolloo moo ma rawoon tuuti ndax boobu moom mu ngi ci 2 combats 2 victoires man ma nekk premier combat. boobu nekkoon sa deuxième combat yàlla may na si ndam sa troisième combat nga dal si kan. sama troisième combat Ndiaga Diop laa bëreel Ndiaga Diop bu Texas waaw yàlla suturaal ma si tamit may ma ndam aussi. quatrième combat. ma bëre ko Zos 3 su ma juumul waaw Zos 3 oui. sa quatrième am combat boo xam ne dañ fay taxaw si def seetlu tuuti muy sa digganteeg Boy Niang ñu koy wax léegi Maguette Seck combat boobu bëri woon na coow mu jiitu la si làmb combat boobu noo ko dundee. waaw combat boobu comme li mu ma gëmloo rek bëre naak ay ñoom Yanda bëre naak xam nga patati patata wax ay mbër yu bëri champion yu bëri ak ñoo xam ne tamit muy champion nag nekk ndaanaan man nangul ko aussi mbër bu am résistance la mbër bu naqaree daan. moom Boy Niang. billaahi sama combat yi bokk na sama combat bu gën a metti arène moom laa ko bëreel ndax dañoo bëre plus de 8 minutes yu nga xam ni action sur action xeex bëre amul bàyyante amul léwtoo xeex bëre ndax dañoo xas-xasloo ba naroon a xeex sax signature ba waaw mu ni ma xam nga yow sañoo far yàlla ma bàyyi fii di entraîner ji géejawaay chaque ngoon ñu takk daal yi man ak sama gars yi ñu dawi ba géejawaay pour tourner ndax lim ne ma amu fi. bàyyi fi nga dëkk dem fi mu dëkk moom. non dañu ma amatoo fi dugg foofu ma woon ko ne man li ma bëgg man nit mënu ma koo teree def xam nga après loolu tamit dafa feeñ ci combat bi dafa ñëw ñu joxe mu doon jàmbaar tamit vraiment ñu bëre jàmbaar dëgg bëre gor dëgg xam nga kenn arrièreul waaw kenn jéppiwul donte ko maa ko daan tamit mais wanewul ñàkk fu la wanewul dara billaahi te boobu ba léegi mu ngi def ay preuve am tamit aussi waaw boo yu bëri dalee na wàccee bi mu leen amee. nga jóge fa dal si kan. waaw bi ma jógee si Boy Niang après su ma juumul Frazier laa jël muy sama 7e combat su ma juumul waaw noonu yaakaar naa noonu la de waaw. Frazier mooy sa 7e combat wala mooy sa 6e combat. waaw peut-être daal Frazier wala Boy Niang dama cee xamatul non Frazier mooy 7e bi waaw. Frazier mooy 7e. waaw Boy Niang laa bëreel 6e combat. léegi ñu am combat boo xam ne sa premier combat arène da ngaa dugg Fass sa premier grand combat nga dugg Fass est-ce que Armé bàyyi na xel ci loolu tamit jour boobu nan nga ko dundee mu ci diggante ak Tapha Gueye 2. waaw sama premier combat falaa ko bëree ci écrit boobu am si ndam. so premier grand combat falaa ko bëree tamit ci écrit boobu am fa défaite. waaw looloo lay wan ne yàlla gémmiñ gu mu xar def si dara waaw te ku mën dëgg la jàmbaar moo fi am mais ku mën amu fi yàlla moo lay suturaal rek ñu nekk ay xale am gëm-gëm am bëgg-bëgg waaw yàlla dogal ma bëre fa sama combat boobu ma ñàkk ko après ma passé ko nekk ci leneen. boobu coow li bari amateur yi ne Armé joxul Tapha Gueye 2 gëdd joxu ko cër sa dafa naagu si combat boobu. non combat boobu kay jox naa ko gëdd dëgg sax billaahi jox naa ko gëdd dëgg waaw yàlla dogal na lool rek moo waroon am xam nga àdduna moom bu dara xasee am rek am na kenn mënu ci dara jour boobu damaa war a daan lu mu mënoon di def damay daanu chaque jour ma wax jooju. lu mu di def da ngay daanu. moo tax damaa reetaan jóg ànd ak samay gaan ne leen ñibbi. ay reetaan boobu ñu ngi ne Armé joxul ay supporter am cër ndax gone yi dagg seen ticket ñëw Armé daanu wëlbati ko di reetaan kon day mel ni moom joxul ay supporter am cër ba yenn supporter doon ko kaas si buntu bi man am na ñu ma si jot introsé sax ñu naan mbër mi daf ñoo yab jox ñu cër ñu koy daan mu toog fi di ñu reetaan. non man moom ñànki loolu du sama jukko yarewuñ ma noonu su ma amee damay ànd ak fair play reetaan su ma ñàkkee damay ànd ak digne ak dignité naam lu ma metti mais damay ree ñibbi dinaa reewu ñàkk pexe mais tamit dinaa def le tout bañ a xam ni kii lii metti na ko en 100% metti na nag
kuy uti ku nekk ak loo mën di uti boo sañoon am sàcc bi sax buy sàcc ji day ñaan yàlla rëcc amul kuy ñaan échec ci àdduna waaw lu toll ni nag bis sa nit yëpp dagg seen yitte ñëw ànd ak yow ne la yow la yaa mën boobu boo ñàkkee di nga jaaxle mais tamit da ngay ànd ak ngëm yàlla rek xam ni yàlla ji la daan may moo may sa moroom rek. nga jógee fa dal si kan. waaw ma jógee fa après Mbaye Diouf laa bëreel grand combat waat aussi. foofu tamit ñu naan Armé ay sport amateurs yi ñu naan Armé ay pas rek lay jël ay pas foofu Armé lan la si wax Armé soo xoolee dafa bu mu jógee Tapha Gueye 2 ay pas rek la jël loolu pour lan la. non ñooñ bu nekkee ay pas kon xanaa ñooñ ñiñ bëreel ñëpp ay pas lañ bëreel ndax man samay morom yëpp da ngaa lim 7 combats kenn mënu ma daan ñëpp ba bëre grand combat xanaa du ma bëre grand combat nag tourné naan damay bëre waat ak ki ma bëreeloon premier combat damay xool ñi ma mag rek boobu période boobu ñoo ma mën a may chance pour ma mën a yéeg ci kaw su dul ñooñu du ma mën a bëre ñooñu rek ñoo ma mën a mayaat chance ci défaite laa jóge Mbaye Diouf nangoo bëreek man damay sant yàlla ndax lim def ci làmbu amaana sax bu ma ko dul def ci àdduna ndax ñoom seeni làmbu ku nekk xam na ay contre Baye Mandione contre Souley Dob ku bëreek champion yooyu yëpp waaw kon tey buñ demee bay bëreek ñoom dañuy sant yàlla ñoom Balla Gaye si ñooñ lañ jaar. am na jóge si pas daanu jëlaat pas. non lool du pas. Mbaye Diouf lan la. non kon xanaa. bi muy bëre boobu su ma juumul yaa ngi jàng métier. ba léegi mu ngi bëre nag de jeexalagule ku jeexal bàyyi ku am 45 ans bàyyi ñoom li ñu magee taxul ñuy wax waaw ñooñu mag nag ñooñu jiitu ci làmb ñooñu njëkk a siiw mais àdduna noonu la da ngay bëreeg say rakk say mag après jeex na say morom waaw bi ñu waree bëreeg suñu morom bëre nañ suñu morom bi ñu waree bëreeg suñuy mag dañuy bëreeg suñuy mag. te ci phase boobu lañ toll ba léegi ah. jël Mbaye Diouf ñëpp ñooñuy mag loolu far forcé xanaa nit liggéey dëgg dab suñu pour bëreeg ñun tamit waaw te ñaanuñu yàlla taxaw. bi nga ko jugee nga dal ci kan. rek après mu bëreeg Tafa Boy Bambara jóge si Tafa Boy Bambara jël ambulance bu Thiès jóge si ambulance. bëre waaw. da ngaa jël ambulance xaw am faay. ñu ne Armé ambulance da kaa ëpp doole si biir combat bi ndax soo xoolee Armé wër na ambulance ndomba mënu koo daan Armé nee na si tànk bi mënu koo daan ñu ne ambulance da kaa gën a liggéey si combat boobu ëpp ko si doole amateur yi wax loolu te tamit nettali la ñu borom la dàqee. non loolu say wax la ndax yaakaar naa ku la ëpp doole dalay manipuler combat ba boo ko tegoon di ko seetaanaat li fa xew yëpp man la maay dóor maay attaqué maay jàpp maay bëri. kon doole luy doole léegi laa bëgg a xam. foofu dañ ne Armé bi mu jëlee tànk bi mënu see liggéey. ba tax ambulance dóor ko tànk mu julli. punkal muy bëree bu dee tànk yëpp boo jàpp mu daanu kon kay làmb neex lu tax mu doon liggéey résistance man damaa gëm ni bu ma ko jàppee dama koy daan moom mu gëm ni waruma ko see mën a daan njëkk naa ko jàpp mu bañ ma tegal ko sees mu tekkat àpp làmb ja jeex na. arbitre gisuñu ñu bàyyi ma téye ko chargé ko bëgg koo dàq ak caxabal. muy reculer di reculer ba ci watu saako yi ma téye ko boole ko kon mënatul dem mu yàbbi prothèse dent bi xanaa loolu rek alamaan nañ ko ci xaalis bu dul jeex waaw téye ci licence am. waaw foofu tamit bi nga ko dawee dëbb naax dàq ko dañoo gis bi mu yàbbee prothèse dent bi ñu atte leen foofu dañoo gis nga mel ni ku jàppandu si arbitre bi di am looy defar sa tànk boobu lan la woon lan la. boobu damaa debwaate bi ma koy wër ndombal sama tànk sama genou moo debwaate waaw loolu ñu ma nekkaloon période boobu xam nañ ci dara. mais bëgguma wane ni sax debwaate na looloo tax action yi après ma téye ko boole ko ba mu dëgër chargé ko ba ko buux mu génn farum yàlla ndekete moom dafa étouffé wu yaa prothèse dent yombalal ma ko ma dugalaat sama genou ñëwaat. ndax loolu c'est la première fois mu dal ma ci biir combat. mu jógee fa nag jël caat sa digganteeg caat coow li bari Armé dugg na fa daan magam ñu ne Armé dafay duggaat. ñi naan lu mu fay jëlee caat jóge si jamono jooju mu jóge si teg ay defet lamb xawoon ko fàtte tuuti nga jël ko ñëpp ne caata ëpp doole caata gën a diis nga dégg rumeur boobu muy daw si yow at jour combat bi Armé nan la ko jàngatee. waaw lépp looy def rek àdduna da nga ciy gagné expérience
bëre naa lu ma warul bëre yaakaaroon naa ne moom mooy may ndam ñàkk naa ci digne ak dignité maa attaqué maa bëre maa daanu te amaana lim may dal bëriwul bëre ñaara koy def ponkal mu la gën a diis ëpp la sutoo ko mu nangoo tee boppam di arrière boo ko bëggee topp di ko dàq ba jële si lu la ëllëg du ma dalati. loolu li amateur doon wax kon Armé nangu na ko amateur dañ ne Thiat moo gën a diis Armé jour ba. waaw moo ma gën a diis man néew na ma bëre koo xam ne maa ko ëpp gudduma réyuma yàlla may suturaal rek mais tolu ma ni mbëri de moo ma gën a diis bi ñu tegee balance doon tekka liggéey naa yokku naa dëgg mais gën na maa diisee ay 8 kilos xaw ma 9 kilos. moom Thiat. waaw su ma juumul mu ngi ci ay 100 ñaata man 97 xaw ma 94 daal fàtte naa mais dafa suñ signature contrat amoon na loolu mais yooyu yëpp du dara man nit yàgg naa bëre ak ay 120 kilos di mbapat ak ñoom barki Seydina Mouhamed dama leen di daan bañ waaru bañ tiit ne lii lu munul nekk loolu du dara loolu tàmm nañ ko. nga jóge si sa digganteeg Thiat coow li bari woon Armé jël na moroomam daanu coow li bari ñi ndax fi mu dugg ñi ko nekk nga ëpp dooleeg yooyu rumeur bi commencé daw nag at ñu lay doon dox sa combat ñaari xale ñu koy dégg rumeur bi daw sa digganteeg Mama Lamine ak sa digganteeg Double Moteur coow li bari Armé dina leen jël ak du leen jël est-ce que rumeur boobu daan na yegg si Armé amateur doon ko lancé. kan mooy xale Thiat day moog ñëw moog ñële ñëw Thiat génération ñoom Ama Baldé la Thiat bu ko Tafa Boy Bambara njëkkee bëre tamit bëriwul c'est que àdduna moom des fois gars yi niy jaawale man dama dul comprendre Thiat ba may seetaan muy bëre yàlla xam na ni mbapataguma. ñu ngi koy seetaan muy bëre ba mbapatagoo. muy arène man 2011 laa dugg moom ban année la doon kii boobu maa ngi ci mbapat yi di kii xalaatuma sax dina am licence yàlla dogal rek ma prouvé ñëw bëre ak ñoom mais ñoo ñëpp ñoo ma mag fuuf ci làmb mag ma ci âge ñu xale yi nga wax nag comme ay non loolu musuma dégg ku ma wax combat boobu wala yow yaa ko dégg xaw seen waxtaan lay doon. gars yi dañoo def ci yenn groupe yu bari ñu gis affiche yi Armé Mama Lamine wala Armé Double Moteur ak Armé Kéwal rumeur boobu tam jot na fee daw. déggoo li ma la wax nit ki bëgg-bëggam man tey su ma bëggoon a bëreeg Modou Lo te promoteur bi bëggu ko mënul ne ki ngay bëgg a bëreel na fekk promoteur bi yor xaalisam bëggu ko mais supporter bi bëggu ko kee bëggu ko ñoo ci am kii tëgg rek moo mën a nekkal combat man benn combat lañ ma proposé ren muy combat bi ma jël te awma lu may bañ wala kii man amul combat bu nga xam dama naan nii billaahi sama staff dama leen jarul ngeen may wax lii la ñuy fay ak lii ak laa man damay investir ci làmb na adversaire ñëw rek ma bëreeg moom. combat ban. combat bu mu mën di doon man sama combat yëpp du ma waxaale kase du ma waxaale adversaire dañ naan ma yaag diw baax na man leen bu ngeen bëggee ay ca man ma nekk ci maa ngi ci li ma nekk. li may wax ñoom xam nañ li may wax. digganteeg fëgg la taxaw dëgg la feebar bi dox si diggante bi tax amul te digganteeg fëgg la Armé nan la ko waajee woon ndax Armé xamoon na fëgg la bu baax. waaw yaa ko fi tudd de man de combat lañ ma joxoon rek comme moom la. waaye xamoon nga ne moom la. non déggoo li ma la wax promoteur bi ko bëggoon waxaalew ko 2 jours xaw ma 3 jours su bëggoon beneen tamit noonu lay demee. adir xaaruñu liggéeyuñu leneen lu dul làmp dañu entraîné matin midi soir ñoom ñu ngi ci seen yeneeni business ñun talaguñ loolu ñun làmb lañ tal instant bi kon man làmb jun ma jox rek damay bëre dëgg la ñu ngi doon préparé di xaar pour le 31 lan sax 31 mai ah. 31 mai waaw 31 mai bi far yàlla mi dara tëwul. far avant ñoo jàpp date confinement xam nga gars yi arrêté bépp manifestation muy affaire Covid 19 bi di ñaan yàlla nag yàlla jëlee ko fi waaw. sa digganteeg fëgg la Armé nan la ko waajee woon
ndax jóge woon ci defet war a ñëwaat Feugeula ku ko xam-xam ne ndaanaan la boo xam ne kenn doot ko werante bu nangoo jël armée kon armée pourvu tax Feugeula nanga ko jël armée nan la waajee woon diggante mu Feugeula. waaye daa teg ni dafi day yomb rek waaye naa la xamal ñaar man ci li ma nekkoon rek laa nekk voie bi ma nekkoon entraîné ji ñëw dallu ma beneen liggéey maa ngi woon ci loolu du moom rek moo ma fi bàyyi. du moom pourquoi du moom. du moom rek man làmb laa fi nekkal suba bu ma gisee beneen avance ku nga xam ne day nangoo bëre ma bëre ak moom. kon sa diggante ak Feugeula confirmé wul. mais bu confirmé te le 31 mai la ñu waxoon yàlla dogal na ni mënul nekk man maa ngi koy dégg muy wax naan ay loolu la waxoon ak promoteur bu kii day seeti leneen balaa moo seeti leneen man seeti naa leneen bu yàgg. moom dama ko seeti mu ne moom du wax sa at benn booy ndax booy fi ñu toll nii arbitre bi sifflé moo ko bàyyi ak moom kon yow si booy yooyu nga bokk. simbukat la rek simbukat la rek moo ko déggee micro moom barke yàlla bu mu la may barke sëñ Moodu Habib Mbacke ak mën a waat te day daanu rek lu leer laa la wax. armée tey jii làmb ji armée maanaam ñan la fi bàyyi ñoo xam ne du laaleeg ñoom. ah bëri na nag. bëri na. waaw bëri na ñoo xam du ma bëreeg ñoom ci làmb ñoo xam bokkuma ak ñoom écrit. waaw bokkoo ak ñoom koñ. bokkuma ak ñoom koñ bokkuma ak ñoom écrit waaw bëri na am naa ay xaritu mbër yu nga xam ni lu leen laal ma waaw loolu dafa leer. comme ñan. xanaa dama ciy cité rek lu yam rek. ñaar ba ñett rek. ku mel ni Alioune Seye 2 bu Géejawaay kooku sama genn wàll la bokkuñu écrit bokkuñu dëkkuwaay mais kooku suma grand la sama conseil la sama lépp la loolu yàgg na nag luñ dund la ku mel ni Zé bokkuñu écrit mais daanaka mën naa ne ñoo bokk écrit lépp ñoo koy bokk di def kooku sama doomu ndey la sama genn wàll la ku mel ni Alioune Seye Junior aussi bokkuñu écrit mais ñoo bokk yëmbal bi ma yëmbal moom lu fi bokk moom sax jarul sax may wax. yëmbal li fi bokk doo laal ak ñoom. jéggi na loolu waaw yëmbal bi ma dëkk benn baraak lu fi nekk baax na. daal su ma déggee sa wax maanaam yëmbal nga fi bàyyi at Alioune Seye. non yëmbal Alioune Seye 2 waaw yëmbal Malika fii laa am fii du ma fi awma li ma fi jot a bëri ay mbapat sax dama koo réccu waaw dis des moom naay bëri hors stade rek incha allah. armée ñu gis commune 19 bi ñëw làmb ji xaw a sooxe ñu gis ni ko état bi def ne dañoo arrêté lépp ñu gis tamit état di joxe ndimbal c'est pourtant ñi jox ndimbal est-ce que waa làmb bokkuñu si wala lan la. te yéen dañoo gis commune 19 bi mu taxawee ngeen def seen doole yëpp dajale li ngeen am ànd ak seen président dem yow loolu ni nga ko jàngatee. waaw corona bi de yëngal na réew mi secteur yëpp ko yëg du làmb kase ko yëg secteur yëpp ko yëg à présent moom foofu moom xalaatam la defee rek wax dëgg yàlla man personnellement awma lu ma ci wax wala lu ma ci kii lu mu war a def moom la ñor en tout cas daal moom metti na ci ñëpp waaw metti na ci ñëpp. sa diggante ak Feugeula fekkee du Feugeula ñan ñoo nekk sa kanam ñoo xam ne tey jii bu dul Feugeula war ngaa mën a laaleeg ñoom. waaye làmb rek. loolu kay promoteur xam naa ne dootoo yor sa ginnaaw ñi si kanam ngay xool. promoteur yi rek kuñ bëgg rek buñ bëggee ci ginnaaw sax ñu jël ko ñun dañuy liggéey rek waaw. kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi mooy sant ñëpp gërëm ñëpp di nuyu sama doomu ndey ku mel ni Guy 95 Bébé Tyson ak sama waa mafia bi mafia Talla Diop bi yëpp ku luxum rek bu ma waxee lool sama grand da surtout sama grand Ndiaga Thiandoum grand Mamadou Diène sama père Ali Ndiaye Martalia xam nga ñooñ dañuy jàppale armée te yàlla tax waaw mbër bu toogee bëriwul day metti mais gars yi dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax sama grand Ngañ Abdourahmane moom commencé woon na jàpp ci combat bi bu yàgg far combat bi demee nii xam nga Ifra
suma gaay yooyu nga xam ne dañuy jàppale armée te yàlla tax dama leen di ñaanal yàlla rek fan wu gudd ak wér gu yaram lépp luñ mën rek ren yàlla may leen ñu mën lu ko raw fuuf sama doomu nday Talla Diop nag mere naa ko mais sama waay la kenn la ci man quoi. sa nit la de. waaw sama nit la waaye yenn saa da ciy rax ju ko ju ci bokkul waaw lool nag nga war a bàyyi Talla waaw nit bu la ñëpp xamee ak moom nay rafet mais chaque jour nga nekk di yàq sama der bi ci digg réew mi loolu métti na ma lool. waaw di sant ñëpp rek di ñaanal yàlla sama yaay yàlla na ko yàlla xare àjjana ak mboolem waajur bu fa tëdd xam nga di ñaanal sama doomu ndey Boy Malika yàlla may ko wér moom lañ fi agressé woon fan yee passé dóor ko balu goon lu garaaw laa lay wax Idi dóor ko bal baa ngi ci yaramam muy souffrir ak moom na ko gaay dimbali mu dindi ji ko ndax ñun xam nañ méttit yi muy daj méttit yu doy waar lay daj ñuy sant nag service d'ordre bi lu waa polisu Malika fexe nañ ba teg ñenn ci ñooñu loxo fi mu toll nii ñu ngi ci loxo yoon di ñaan yàlla na projet bi yegg ban jàpp ñi def ñaawteef yooyu yëpp sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax wane nañ njàmbaar wane nañ ni doomi réew mi lépp lu leen dal ñoom dinañ ci xar seen tànk tubéy yàlla na leen yàlla fay kontaan nañ ci loolu bu baax a baax a baax te ñiy def ñaawteef yooyu yàlla na leen yàlla weer ci barke Seydina Mohamed sant nañ leen seen waa site bi SBT Média yàlla na ko yàlla def télé mu doon télé bu mag di suñu sac aussi ndax vraiment lii yombul ngeen dagg seen yite yëpp ñëw toog pour waxtaan ak benn waaju ñàkk solo yàlla na leen yàlla defal jàmm yaag sa caméraman Alaaji Maas jàmm ci yow na nga moytu sa maas gi maas ma